Unité TV, Unité TV. voilà ñu ngi jëm ci ay élections Kër Massar di gox bu yees njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw ay jafe-jafe yoo xamante ni amoon na fi mbënn mi ñëwoon sonal ñu lool mu dig ñu ni dina def Kër Massar muy département bu yees lim ñu digoon mu daal di koy def indi Kër Massar mu nekk gox bu yees ñu daal di koy indi ci ay pàcc yu bëri yéen ngeen bokkee ci pàcc bu ñu naan Kër Massar Sud. Kër Massar Sud ngeen fay jëm ngir fës ko yéen a jiite dèjà. ñu gis ni bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi fa woon lu ci mel ni bi ñu ciy gën a jël muy mbënn mi. ndax ci seen programme am na loo xamante ni sóoraale ngeen ko ngir mën a faj. absolument absolument pour ma ñëw si programme bi rapidement ñun suñu programme ñetti ponk la benn bi dañuy jàppale ndaw ñi ni ma ko waxee sànq ñun ñooy tax a wàcc si langue politique ñooñu tax a wàcc si suuf pour liggéey dañ leen di war a jàppale si xëy ndaxte nag Kër Massar dafa bëri chômeur Kër Massar nag lu tax mu bëri chômeur dafa fekk Kër Massar amul bërëbu liggéeykaay bërëbu liggéeykaay yooyu ñun dañu am yéene suñu programme andi ko fii Kër Massar ñu mën a recruter des jeunes ñu mën si liggéey te nag waxuñu dañuy dem mairie andi ay nit ñu topp ñu mairie bi déedéet ñun ay usines la ñu wax ay usines de transformation de production yoo xam ni dañ ko fiy wàccee Kër Massar pour ndaw ñi ñu mën leen recruter par centaine ñu mën si liggéey parce que gox bu amul bërëbu liggéeykaay gox boobu mënoo gis ndaw ñi liggéey mais balaa loolu dañu leen di former dañuy taxaw loo xam ne dañ koy wax un centre de formation et d'insertion kooku mooy pàcc bu njëkk bi pour ma gàttal ko rek mën nañ dugg si détails yi beneen bi mooy jigéen yi foog ñu jàppale leen bi si mujj mooy xar kanamu Kër Massar dañ koy soppi il faut que ñu soppi ko dañ koy tàmbali nag waxuñu ñun ku ñu fal nekkuñu dans le discours politicien ku ñu fal ñu régler tous les problèmes de Kër Massar man nekkuma si loolu parce que loolu taxuma wàcc ci langue politique mais nag tàmbali liggéey keneen ku ñëw du ñëw mën a def loo xam ne moo yées yow li ñu fi defoon ñun loolu la ñu wax li jëm si inondation yi ñun leen la ñu wax Kër Massar mënuñu tàggoog inondation tant que amuñu ay canalisation il faut que ñu am ay canalisation yu dugg si biir gox-goxaan yi mënuñu soppi xar kanamu suñu gox yi tant que amuñu ay canalisation parce que tant que amu canalisation soxlawul ngay tabax tali yi ñu tabax fii yëpp projet yi def ko te defuñu canalisation tali yooyu ñàkk nañ ko donc ñun il faut que ñu defal ñu ay canalisation les bassins c'est bon ñun pour ñun loolu c'est un problème boo xam ni c'est une solution conjoncturelle mën nañu am loo xam ne day recevoir ndox mi mais nag ñun mënuñu nekk at bu nekk ñu jox ñu pompe jox ñu tuyau d'évacuation ne ñu dee leen pompe mu jëm ci bassin yee loolu mënuñu ci dëkk phénomène inondation gëstu nañ ko c'est un problème boo xam ni day évoluer 2005 ba tey dëgg la fii dina daan am inondation mais 2005 le nœud du problème mi ngi woon Dalifort jóge na foofu dem na Guédiawaye Diamaguène Sicap Mbao Pikine. ñu jël ki ci ligne bi après ñu daal di wéyal. salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. allo salaamaaleykum. allo waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu bu baax. baal ñu fàttali ñu tur bi. waaw maa ngi tudd Yaay Bëgg Fallou. Yaay Bëgg Fallou ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi en direct ci seen émission gindi askan wi. waaw macha allah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di kontaan bu baax di rafetlu tamit émission bi ndaxte nag lii mooy jëriñ sa dëkk. maa ngi nuyu tamit sama doom jooju nga jàkkaarloo monsieur Seck. ñu ngi leen di fay maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ak jàmm si barke Alaaji Falilu Mbàkke. da ngeen a nekk ay ndaw te tamit ku si nekk dafa ne dara itteelu ma lu dul Kër Massar moo ma itteel monsieur Seck ma bëggoon am tuuti loo ma leeralal ndax nag monsieur Seck bëgg naa nga wax ma fii bi nga nekkee Kër Massar yépp wax nga tamit wax dëgg yàlla fi nga jaar ci chemin ba jaar Prytanée militaire te ku nekk xam na ko dangay am yar am teggin macha allah tabarkàlla ndaxte moom sa yaay yi di wax dafa nekkoon soxna am de tenue kon boo waxee Prytanée militaire rek dama fay kontaan nga ne tamit yaa ngi États-Unis fa nga nekkoon di liggéey ubbi fa sa entreprise te tamit macha allah tabarkàlla tamit ba tey yaa ngi bàyyi Kër Massar ma bëggoon na xam nag sama doom Seck yow par exemple nii lan nga servir si la jeunesse ndaxte man ñaar dañ maa ñor si àddina muy la jeunesse et les femmes troisième position ñëw les sages soogu ñëw tamit man sama jëmm bopp tamit li may dégg ngay waxtaan
ba tey duma dégg nga wax dara si affaire sociale te social tamit dafa nekk am lu am importance ci sunu àddina ma bëggoon nag sama doom sekk si ginaar sa ko ba ñu toog dàqale yee sa yaay bëgg fàllu si 3 points yooyu la la laaj ma ko si réponse ak macha allah 4e bi mooy par exemple ni tey ji si tey ak tamit si nawet bi noo mën a jàppale woon foofu sa population fi nga dëkk macha allah tabarkàlla ak say élimaan ak say délégué de quartier macha allah tabarkàlla jërëjëf et bonne continuation. merci merci. voilà maman ñu ngi lay remercier yow itam bu baax a baax a baax. waaw ñu lay jaajëfal bu baax mu nekkoon yaay bëgg fàllu moo doon woote monsieur le maire dégg nga itam laaj yi nga xamante ni jot na ko laaj. donte ni sax yéen nekkagu leen ñu nga xamante ni dañ leen a fal déjà pour yenn yi ngeen war ko def mais dañu lay bàyyi rek yow nga daal di ci répondre sa bopp. waaw déjà damay nuyu suma yaay ji bu baax a baax a baax ah vraiment di rafetlu déglu bi d'abord ba pare di rafetlu question yi nga xam ne moom la laajte parce que ay question yu am solo la. li ñu ci mën a tontu rek mooy ñun de comme ni ma ko waxee rek dañu wàcc ci langue politique bi pour liggéey man wàccuma ci langue politique bi pour dresser un bilan. voilà lépp loo xam ni def naa ko ci wàllum suuf. voilà am na kuy woote ñu daal di koy jël parce que yaakaar naa question bi ñu la laaj kon ma fàttali question yi parce que sinon dinaa ko fàttali. d'accord waaleykum salaam ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi. dama bëggoon a participer ci émission bi. waaw ñu ngi lay déglu bu baax yaa ngi ci direct bi. baal ñu fàttali ñu tur bi d'abord. oui. je m'appelle Birame Ndaw. monsieur Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax. ma ànd ci dëkk si seen municipal. en fait bu ma woon a woote sax mais li ngeen def nii dafa intéressant ci Kër Massar. mais dama tax ma ne xaaral ma woote di wax ci sama xalaat tuuti. lii nag moom ñu invité muy Alioune Badara Seck dafa nekk jeune nekk xale. wàcc ci Kër Massar intéressé ko mu jóg pour dimbali jeunes yi dimbali sage yi dimbali femmes te loolu déjà mi ngi ci wàcc na ci terrain bi déjà mi ngi dimbali jeunes yi dañu ko nga xamante ni nag xar kanam bi boo ko gisee yu bëri ñu ngi koy def Kër Massar boo ko naree wax sax mu la ko wax mu jógee équipe ba moo naan ko li ngay def nii da nga koy wax. parce que Sénégal boo defee di noppi rek nga di def dara donc moo tax ma ne woon dinaa woote am séeréer ma def ci moom ba mu jógee yàgg na depuis 8 mois parce que boo ko xoolee xam ne du politicien mais def katu lu baax da boo amee ay valeur am lu fi nekkoon nga gis politique ni muy doxee ak li mu daan doxee am na utee tuuti donc moom ci chemin boobu la nekk mais jóg na mu yàgg. te fu nekk mu ngi fay dugg nag du caméra du rajo du dara da koy def te yàlla tax donc nag je pense que man ni mouvement laa yor ba mu ma seetsee sans condition laa ànd ak moom sans condition parce que benn discours la tenir rek ma xam ne c'est la bonne personne donc vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm muy ñuy def émission bi ñu leen sant leen gërëm wax ni nag loolu mu jógee nii bu mu ko teg yoon bi ci yoon daal dina ko dund. yow itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni comme li ñu dese ci waxtu daanaka lu néew la kon sax ajootul ngay ñëwaat ci li nga xamante ne nii mooy laaj bi nga xamante ni mën nañu leeral amul benn problème suñu yaay ji laaj na la ko sànq. te mu wax ni que ni daf la wax ni que ni daanaka bilan la laaj daanaka moom li mu wax ñëw na xaw na tudd li nga xamante ni moom mooy bilan parce que beneen bi sopp tamit ñuy fàttali ñi nga xamante ni yéen a ñuy suivre ñu ngi en direct ci seen émission gindi askan wi ñi ciy dalal ki nga xamante ni mooy Alioune Badara Seck. liggéey bi mënuñu ko ragal parce que nag fu ne jaar nañ fa balaa ñuy ñëw fii ñu jaar noonu moo ñu may fit ñun ñu ne war nañu jàppale suñu gox fi ñu jaar noonu la ñu ne li ñu fa def noonu yëpp war nañ ko mën a defal lu ëpp loolu suñu gox parce que ni ma ko waxee fii la ñuy xëy fii la ñuy fanaan fii la suñuy doom di màggee ñu war a jàppale lu bare bi si gën a ndaw si infrastructure yi li nga wax infrastructure scolaire ñun dañu ne suñu programme Kër Massar dafa war a am école d'excellence te dañ ko tàmbalee si dès le bas âge naka lañ koy doxalee ba suñu lycée bii nga xam ne moom lañ fi am mu nekk un lycée d'excellence ba nga xam ne ndaw ñi nga xam ne dañ fiy génn dañuy jonganteeg ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ si biir Sénégal ñoo gën a xarañ si àdduna bi parce que nag Sénégal fépp lay exporter ay compétences Sénégal man fi ma dem si dëkk yëpp si àdduna bi
foo dem di nga fa fekk sénégalais boo xam ni mi ngi ci collu entreprise boobu di ko diriger. moo tax it Kër Massar war nañu jox opportunité yooyu suñu ndaw ñooñu beneen bi mooy dañuy wax infrastructure mais balaa ñuy wax dañuy wax sax insécurité bi nga xam ne moo am Kër Massar ñun suñu programme lu ñu wax mooy insécurité bi li koy njëkk régler mooy nañu régler problème mu éclairage public suñu gox yi dafa lëndëm su lampe tàkkee ci mbedd bi dafa fekk yow yaa taal sa lampe kër buntu kër gi éclairage public boobu bés bu ñu ko régler dinañu réduire de plus de 50% li nga xam ni mooy problème mu insécurité bi nekk Kër Massar parce qu'on vit avec chaque 365 jours sur 365 soo defee loolu nga apposé ci une agence de sécurité de proximité yaakaar naa ne lu bare ci insécurité di nga ko wàññi biir Kër Massar programme bi yaatu na dinañ ko gën a partager ak askan bi parce que nag mooy li ñu war wax leen ñun nan lañu nar a def naka lañ ko nar a defee parce que loolu tam dafa am solo mbir mi c'est pas une litanie de promesses da ngay ñëw wax yow lan ngay def ak naka nga koy defee ak fan ngay jëlee fonds yi nga koy defee ak kañ nga koy def mu précis mu spécifique su boobaa yaakaar naa ni réeroo du am lu mën na nekk nga def ko lu mënul nekk nga ñëw taxaw ci kanamu askan bi ne leen lii ak lii moo doon priorité ba defuñu lii waaye lii ak lii def nañ ko yaakaar naa ni langage de vérité boobu soo ko teniree askan bi jafe-jafe yu bari dina wàññeeku ci gox bi. voilà monsieur le maire ñu lay jaajëfal mu mel ni li ñu cëralee woon ci waxtu daanaka dab nañu ñu daal di lay bàyyi rek nga daal di joxe li nga xam ne mooy sa kàddu bu mujj. waaw di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu tamit intervention yi nga xam ni am na ci émission bi yëpp parce que ku ci nekk da nga wax sa xalaat ñii dañuy laaj pour mu gën a leer ñeneen ñi dañ doon def ay témoignages donc dañ leen di jaajëfee bu baax di leen gërëm bu baax a baax yéen it di leen encourager vraiment Nitte TV en partenariat ak yéen ñi nga xam ni ñoo yore secteur médiatique bi au niveau local di leen encourager bu baax di leen wax ni tam dañ leen war a gën a renforcer parce que fii lépp loo xam ni daf fi xew biir Kër Massar su ko waa Kër Massar yéegee dafa fekk médias locaux yi ñoo ci taxaw donc médias locaux yi foog ñu renforcer leen parce que ñun balaa ñuy wax médias nationaux yi li nga xam ni moo nekk suñu gox yi la ñu war a njëkk dooleel espace culturel bi ñu gën koo renforcer li ñu war a def Kër Massar en somme bëri na mais nag yaakaar naa ni amul kenn koo xam ne mën na yëkkati loxoom fëgg dënnam ne man ku ma fal ma régler problème Kër Massar kooku ko def sa bopp ngay nax mais ñun doomi Kër Massar yëpp suñu àndee def benn say am yéene liggéey ñi seen loxo set ñu ànd ñi am programme boo xam ni rafet na ñu ànd liggéey ko yaakaar naa ni jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund tey bi yëpp juróomi at lu bare dina wàññeeku waxuma yëpp dina régler de ndaxte nag liggéey bi dafa doon tàmbali bu yàgg mais dana wàññeeku bu baax a baax ba nga xam ne ñii ñëw di ñu wutu ñooñu du ñu mën a def ni ma ko waxee sànq lu yées li nga xam ne moom lañ fi def donc di leen gërëm encore bu baax a baax di leen sant di remercier ñi doon seetaan émission bi di nuyu waa Kër Massar yëpp dans leur ensemble jërë leen jëf. voilà ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon topp ci li nga xamante ni mooy seen émission gindi askan wi di remercier itam ñi nga xamante ni ñoo féete woon ci wàllum régie bi ku ci mel ni ki nga xamante ni mooy commando ak ki nga xamante ni mooy Aliou du ñu def lu dul di leen jox dig daje beneen vendredi ak beneen invité ci seen émission gindi askan wi. Nitte TV.